asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ci Wassare TV cant ak ngërëm ñeel na leen ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen xamal ne tey ñu ngi nii ci buntu palais de justice côté tribunal bu Dakar taqaloo ak benn koñ boo xam ne gox boobu ñu ngi koy dippee Rebeuss actuellement ñu ngi ci Rebeuss nii ci mbedd bi nga xam ne moom moo jëm foofee ca tribunal bu Dakar gis ngeen mbedd maa ngi nii foofu mooy tribunal bu Dakar. actuellement nag manifestants yi teel nañoo ñëw depuis ce matin ñu ngi fii ci Rebeuss mais nañu ko def benn manifestation bu pacifique daal di dajaloo benn place yor ay drapeau Sénégal ñu mën a dégg ci seen i kàddu lu ci mel ni boo ko laalee dinañ la dóor ak libéré Sonko bokk na ci seen i kàddu yi gën a fës nga gis ne tey ndaw ñi dañoo déterminé mais ñëw ci beneen i anam ñëw ci beneen taxawaay bi ñu ñëw nag du leen lu dul. kaas li nu bëgg a kaas ci jàmm ak ci salaam ci njëkk ak ci teraanga bañ a tooñ kenn bañ leen a tooñ gis nga terewul nag force de l'ordre yi boobu ba léegi ñoom ñu ngi toog sur place débordé wuñu benn yoon manifestants yi ñoom ñu ngi fecc ñu ngi wëy dégg ngeen seen wëy yi ndeysaan loolu rek day firndeel ñoom dafa mel ni dañoo namm ambiance ndeysaan ba léegi ñu ngi sotti ndox di yuuxu ñu ngay sotti ndox di yuuxu mbaadu déborde nag ñun lañ replié wu bi nga xamante ni mooy tribunal bu Dakar gis ngeen presse bi noonu sànq bi ñuy dugg ñu ci bari dañ leen a gàntal ne leen du ngeen fi dugg wutal leen yamukaay wutal leen fi nga xamante ni foofu la ñu war a jaar xamal ñu lu bëree bëri ni mënuñu ko def mais gis ngeen force de l'ordre yi noonu foofu ñu taxawee nga xamante ni tey wane nañ ni ñu ngi pare ñu ngi taxawu ci taxaw bi nga xamante ni ñu ngi xaar population bi. ku lëmbe ñu dajeeg ñoom waaye yaakaar naa ni li ñu wane woon keroog barki démb ca Medina doy na exemple bu bari mu doon loo xamante ne réew mi réewu jàmm la ndax lii lépp waxoon nañu ko am na ci ñoo xamante ne saa su ne li ñuy wax mooy magu waxoon naa ko moo gënoon magu xamoon naa ko kilifa diine yi génn nañ artu kilifa aada yi génn nañ artu jeunesse bi génn nañ artu nag tey la ñuy xaar fii ci tribunal bu Dakar. fan la ñuy mujjee ak ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko. waaw les sœurs journalistes il faut participer les lan l'état de terre non ñun dañoo sonn. yu membres yi dañoo sonn. ay ca gis ngeen. ñu ngi noonu di ñëw. fu ñuy mujj ñoom ñaar dañuy dalante wala déet. alkaati yi ñu ngi attaqué ci kaw ñi nga xamante ni mooy population bi lu ñuy def dañuy xaar ba xam dañuy dem wala dañuy continuer ñu ngi attaqué gis nga mbokk yi gis ngeen police bi mu ngi noonu di attaqué ñi nga xamante ni ñooy population bi taxaw nañu fu ñuy mujj gis ngeen lii mooy population wu Sénégal gi. génn nañu ngir jàkkaarloo ñi nga xamante ne ñooy force de l'ordre gis ngeen force de l'ordre yaa ngi noonu di ñëw force de l'ordre yi ñu ngi waxtaan gis nga ñu ngi waxtaan seen biir ñu ngay yëkkati loxo di wane ni jàmm rek la ñu bëgg ci réew mi fu muy mujj dégg nga leen. dégg nga ñu ngi noonu. Paul waaw. on a participé la lutteur de lan. ay Paul te nga ma bàyyi police boobu. on a participé lan. ñun jàmm ci jàmm la ñuy dox yàlla na jàmm yàgg.
lu dul jàmm ko gën. yàlla nañu jàmm la jël. li jeex ak jàmm. ñu delluwaat ci suñuy activité. maa la wax loolu. moom la ñëpp soxla vraiment. yonent bi yàlla na jàmm yàgg. amiin yaa rabbal alamin. jëlal xale yi nee nañ xeexuñ xuloowuñ sànniwuñ xeer mais nañ libéré Sonko ñu àndandoo rax moom ñibbi Sénégal jëm ca kanam jàmm ne ñooy. yaakaar naa ne en ce moment sénégalais yëpp li ñu bëgg wala adduna bi yëpp li ñu bëgg mooy libération président Ousmane Sonko. su ko defee daa mel ni jàmm dina am de te mooy jàmm ji. mooy jàmm ji président faw nga dellu ginnaaw tuut. wolof daf ne weddi du ragal setal sa bopp la waaye bu àdduna gépp jàppee ne le président defal lii te peuple bi ñooy Sénégal da ngaa war a ànd ak ñoom ci liñ la wax. buñ demee bay ñaan pee nga xam ne kon mooy loolu jàmm daal dafa neex. vraiment ñu ngi noonu. mbër day arrière soo dul arrière jël bu la jaaxal ngay am mais gis nga buñ la dóoree coup nga dellu ginnaaw naan ndox ñëwaat da ngay xam bu baax fa nga jëm. waa ji li ñu wax. ñu waxati kay ndax dëkk nañoo wax waaye daa mel ni ñuy waxal dégguñu ñu. en tout cas daal ñu ngi nii buntu palais de la justice bu Dakar waaye gis ngeen xale yi ñu ngi noonu jàkkaarloog takk der yi xamuñu ba xam dinañ laale waat wala duñu laale waat waaye takk der yi li ñu bëgg mooy xale yi jóge fii est-ce que xale yi jóge fii dina yomb est-ce que takk der yi mën nañ leen fee jëlee actuellement parce que xale yi fi mu toll nii actuellement ils sont engagés xale yi dañoo engagé wu de nañu xool ba xam ñoom ñaar fan la ñuy mujj takk der yi ak xale yi. donc classe moom war naa jeex ci réew mi pël actuellement ku yeewu 6 heures du matin di la liggéeyal di la wan information bi nga xamante ni moom nga bëgg a gis nga toog di ko classe. yàq nga ko. yéeme na ci réew mi. saa ndey bëgg na ma ba tuddee ma pël bu rafet. ay pël. sëtu Serif bi maa leen di jox direct bi nii ci Bawal TV maa ngi nii. waaw. police bi moom comme kël la toll. kël bi de yéen a tolloo. Basirou Ba maa ngi leen di ziar. yàlla na seen jàmm yàgg. Ndeysaan dégg ngeen li nga xamante ne moom la xale yi di way nee na suñu société yëngatu na suñu société yëngatu na
nañu am fayda nañu respecté suñu Sénégal kon respecté Sénégal mooy njëriñu réew mi respecté jeunesse su Sénégal mooy njëriñu réew mi lii def nañ ko président Ablaye Wade ba mu war a jàkkaarloo président Macky Sall mi tey président Ousmane Sonko mu ngi jàkkaarloo président Macky Sall population bi defaat ko moo lay wan ni ku ci nekk li ngay défendre mooy intérêt Sénégal ndeysaan ndeysaan waaw te bu dara bu keroog dara du la ci fekk pël déedéet gis-gis yi bokkul ndeysaan ndeysaan réew maa ngi loolu bu fukki di gas fukki di suul pënd maay bari rek waaye payer du mën a am déedéet ndeysaan yàlla na jàmm yàgg jigéen ñi tey ji seen bis la weer bi seen weer la lu ñu def jël suñu responsable bi nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ainsi que les autres jël leen tëj leen ci loo xamante ne teguñu ko ci yoon teguñu ko ci dëgg tey jii nag bisu dëgg la bisu dee du bisu dund tey fii lañ toog ci tribunal Sonko dafay añi ji këram tey dafay reeri ji këram tey loolu rek laa amoon lu ma ciy wax Ibrahima Thiam joole Donc cette convocation de la plénière pour que les députés puissent se prononcer. J'ai eu personnellement au téléphone certains députés déjà de la majorité et c'est déjà la première fois. Certains se sont prononcés publiquement pour déjà dire qu'ils sont ouverts à cette idée-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, la part des chefs religieux, la société civile, tout le monde est en train de trouver une solution pour apaiser, revenir à la sérénité. Mais je rappelle que l'Assemblée nationale a les moyens légaux de ramener cette sérénité-là. Il suffit simplement de lui donner son indépendance, son autonomie, et pour pouvoir donc prendre cette décision-là, voter cette résolution. Donc, dañu bëgg dem ñun dans le sens de la paix. Mooy Assemblée nationale dafa am mën-mën ak sañ-sañ article 51 ak 52 bu règlement intérieur am jox na ko ko. Kon aujourd'hui, en mettant en avant article yooyu disposition yooyu Assemblée nationale mën na voter résolution bi pour ñu suspendre toutes les poursuites yoo xam ni qui sont engagées contre donc notre collègue Ousmane Sonko. Maintenant loolu pour mu am loolu pour mu am il faut absolument que Assemblée nationale mën a retrouver dignité am mën a retrouver son indépendance vis-à-vis donc de l'exécutif. Mais nous pensons que su dee de façon informelle am na ñoo xam ni parce que am nañu cër ci réew mi di dox lu rafet di dox lu sell comme par exemple les chefs religieux société civile bi ñoo ñëpp ku nekk yaa ngi bay sa waar pour jàmm ñëw donc day jaadu Assemblée nationale boo xam ni Ousmane Sonko quand même est de cette institution-là nous sommes les premiers interpellés pour assumer suñu responsabilité et jàmm ñëw ci réew mi et en mettant en avant donc cette résolution wax dëgg yàlla constitution may nañu ko règlement intérieur may nañu ko il y a simplement notre dignité et notre liberté moom moo ñu mën a empêcher ñu voter donc cette résolution pas pour arrêter les poursuites pas pour arrêter parce que kooku jëluñu place donc justice wante pour la suspension conformément donc aux dispositions du règlement intérieur l'article 51 et 52. Député
casque yi laa débranché moo tax casque yi laa débranché moo tax dégguma la